commune Grand Yoff góor jigéen mag ndaw maa ngi leen di siyaare di leen nuyu bu ànd ak mbégte ci sama xol yaakaar naa ne togg lu mu neex ndax il faut mu am xorom sama ñëw ci jotaay bii yaakaar naa am na ci xorom lool ràññee ko na si jigéen ñi ràññee ko ci xale yi te li am solo nag mooy leen fexeel ba jubóog jigéen ñi ak xale yi man ñooy samay xarit Serigne Abdou Salam ñu ngi lay nuyu di la wax dalal jàmm fas yéene ànd ak yow jàppale la ngay suñu rak di suñu xarit di suñu soppe ñu bokk Serigne Touba bokk suñu kër Sëñ Fallou bokkaan nag bëgg Macky Sall ànd ak Amadou Ba muy suñu xarit ñu ànd ak moom di liggéey ñu fas yéene laa jàppale di la ñaanal yàlla na nga am ndam yaa ak suñu leader Amadou Ba ak suñu leader président Macky Sall yàlla nañu yàlla defal ndam te nag yaakaar naa ne bëre buñ ko waxee furle du cee baax suñ premier combat daan nañ deuxième combat dañuy daan premier lu ñu daanoon 65%. deuxième lu ngeen daan 74%. jàpp leen incha allah ci premier tour ñaan nañ ko suñu borom yàlla nañu ko yàlla defal. Le ministre de l'économie, des finances et du plan a envoyé ici une très forte délégation. Une très grande délégation. Et Pape Malick Gueye, je vous permets de présenter la délégation du ministre Amadou Ba. Voilà, la délégation du ministre Amadou Ba sera présentée par le communicateur traditionnel du ministre Amadou Ba, du délégué régional de Dakar. Alors Pape Malick, vous avez la parole. Waaw Abdoul Aziz jërëjëf. Monica jërëjëf. Délégation ministre Amadou Ba, le ministre de l'économie et des finances et du plan, coordonnateur de Dakar, nit ku yaru ku baax ku gore bëgg lool président de la République di def lu baax te boole wu ci ay wax kooku nag moom la ñu dara jaale meeting bu rëy bii waaye bi ñu ko dara jaalee itam président seet na ñu mu gën a fonk mu yabal leen ñu teewal ko fii muy maître Ousmane Seye mu baax mi de l'avocat du président de la République mi ngi nii toog ak sunu mag Isma Dioum di ay dignitaires yoo xam ni ay personnalités yoo xam ni fu nu toog rek président Macky Sall moo fa teew fu nu teew le premier ministre Boun Abdallah Dionne moo fa teew léegi nag délégation bi nii la tëddee ki nga xam ne moo ko jiitee mooy le chef du cabinet du ministre de l'économie et des finances nit ku baax El Hadji Omar Diop Mbaw nit ku yaru ku teey rëy jëf lool te boole wu ci ay wax dégg nga lool le ministre de l'économie et des finances topp ci ginnaawam te yàqalu ko dara moo jiite délégation bi muy Omar Diop Mbaw ka ca topp mooy Djibril Ba bokk ci cadre APR yi mi ngi fii waaye nag ki nga xam ne mooy sunu rakk di sunu jarbaat Khadim Gadiaga di conseiller municipal nekk le président des lutteurs en activité moom it mi ngi ci délégation bi. Voilà Jamil, il va parler au nom des jeunes mu dëkk fii Grand Yoff màggee fii yaroo fii nekk un jeune vraiment engagé. ci lépp li nga xam ne dafay daal di joxal gëdd Grand Yoff donc tey bu ñëwee teew daanaka sax cëram la kon Jamil vous avez la parole. Merci pour Jamil muy responsable aussi et politique APR à Grand Yoff. Jamil, un jeune dynamique, un jeune talentueux. Jamil, doo dugg Grand Yoff rawatina HLM Grand Yoff te it doo dégg Jamil Jamil ngay dégg rawatina ñi nga xamante ni mooy ay yaayam
di sopp Nabi bu HLM Grand Yoff ki ko jiite di ma jigéen Jamil la ba mu ñëwee ak sëñ bi dafa ne ko maa dëkk fii dinaa sol sama dàll takk sama ceinture ànd ak yow kër ak kër tey tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar tous les responsables d'APR même ñi nga xamante ne ñoo nekk kilifa yi ku ci mel ne Ousmane Seye wala it Cheikh Bakhoum Adama Faye ak Mbaye Samb mi toog dinaa ànd ak yow seen kër porte à porte nga xamante ne ñoom ngir bés bi te sëñ bi bëggul ci bés bi lu dul ñu ànd ak son excellence président Macky Sall le 24 février pour réélire ko ci élection yi mu jëlaat deuxième mandat waaye Jamil liggéey bi rafet na keroog yaa nekk en direct ak rajo Afia FM 93.0 ngir piloté bés bi kon Jamil kaddu gaa ngi noonu. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant mais dafa am lu tuuti rek lu may ñaan mooy comme ni ko gars yi di waxee dama bëgg comme sëñ bi dafa toog nii ñëpp ku taxaw sama ginnaaw wut foo toog loolu laa leen di ñaan képp kum ci mënti doon nag ñi nga xamante ni ñooy jeunes yi comme jeunes yi laay waxal dama bëgg ñu jege si jeunes yi nañu dugg si ñu tàmbali wax ji nga xamante ni nii ñi fi ñëw dinañ am lu ñu yóbbu loolu laa bëgg gars yi ñu def ko parce que sëñ bi mi ngi toog sànq ba tey jaabante bi mu ngi bëri ci kanamam ndax organisation bi il faut ñu xool nuñ ko defee ndax mi ngi guddi guddee bi nag ñu ngi ciy jéggalu ndax dafa am kilifa gu ñuy xaar te kilifa goo xamante ne nii ay mbiram dafa dépendre ci président de la république loolu kenn mënu ci dara ku soxla bu président soxlaa ñëpp ñaax ñi ngi nuyu autorité yi fi teew yëpp autorité politique yi fi teew muy waa Benno Bokk Yaakaar bu Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu di leen remercier di rafetlu seen taxawaay parce que amaana bi ñu doxee ak ñoom ci lii yëpp jàppandi woon na trop mais def nañu seen këmtalaay kàttan dajaloo ñëw wuy si sëñ Abdou Salam ñi ngi nuyu njabootu Mbàkke gi fi teew yëpp teewal seen doom seen mbokk seen xarit ñu ngi leen di nuyu man li may wax du bëri li may wax du lu dul ci jeunes yi waa mouvement saxal jàmm ñu ngi remercier ñëpp parce que ku xool jotaay bi xam ni du politicien moo ko organisé ndax politicien bu ko organisé woon dina demee neneen waaye sëñ Abdou Salam dafa nekk ci mouvement saxal jàmm ñuy yëngu ci social na ku ko xam-xam ni nekkuloon ci yenn yi waaye mu def lii tey pour fësal jàppale gi mu bëgg a jàppale président de la république si présidentielle yi ñu jëm di ci ànd ak wala réem monsieur le ministre des finances muy Amadou Ba ñu seqoon lu bëri nag démb tey soog a ñëw mu xam ne ñi ngi jëm ci combat ñi ngi jëm ci xeex mu ne mënu leen a seetaan dana leen jàppale ba ñu xam ne jàppale na leen mu nekk ci ñaari point yu am solo sëñ bi dëkk fii ci Grand Yoff muy Scat Urbam ba pare bokk ci Touba ñaari point yooyu nekk point yoo xam ne dafa soxal président de la république moom mu taxaw ñi féete Grand Yoff ànd ak ñoom pour ñu liggéey Grand Yoff ba yàlla may ñu ci ndam Macky Sall nag amuñu lenn lu ñuy wax si moom ndax ku ne daan na toog di rêver Sénégal kañ lay mel ni Europe TER bi mi ngi ñëw tey ci tukkikat yi ku ne xam na ni boo demee bitim réew wala nga dem Maroc nga nekk biir Casa bu tramway bi di romb da ngay yëkkati sa téléphone di photo président de la république andil ñu TER bi ñu mun ci di dugg di dox suñu ay soxla aéroport AIBD ku fa dem da nga xam ni sa appareil ngay njëkk a génne di photo kon loolu tey jii bu ñu bëggee li nga xamante ni mooy Sénégal mel ni Europe ngal la nañu ànd ak moom mu àggaleel ñu yéenéem ndax ku ne xam na ni loolu sotti mu 7 ans dafa ndaw am na yu mu entamé saay-saay yi nag ñi ngi naan am na loo xamante ni nii da ko fee fekk mu di ko def mais mënoon da ko fee fekk te du ko àggale te bu boobaa dina toog 7 ans jóge fi mais yàlla def na lim fi fekk mu ngi koy àggale ba mu ngi inauguré ngal la nañ ko bàyyi mu àggale jeunes yi nag amuñu lenn lu ñuy wax lu dul ñu dem jëli seen carte électeur ndax yàlla dafa def nag ci Macky Sall ci la pétrole di feeñee ci Macky Sall ci la gaz bi di feeñee ngal la Sall jig nañu ñu ngi lay ñaan nga eggali ñu jëli suñu ay carte électeur le 24 février ñu dem jébbal ko président de la république Benno Bokk Yaakaar gagné réew mi jëm ca kanam loolu laa amoon lu ma ciy wax wasalaam. léegi nag gannaaw présenté nañ ko ba noppi dafa ànd ak rakam
mu nekk un grand journaliste, un éminent présentateur dans la station ou bien je peux dire à la télévision Touba TV mu fay def émission yu am solo 31 décembre daanu ko fi fekk dafay fekk waa bitim réew dañ koy woo waaye mu ne ma Mamika sama mag su ma woowee ma ñëw jàpp ci bés bi dama ciy jàpp ba muy moom alors sëñ am ñu bàyyi la yow itam nga daal di koy dugalaat. jërëjëf Mamika naruma woon a jël kàddu waaye moom yàlla daf ñoo boole bu yàgg ci métier journaliste muy nit ku baax su ngeen gisee sëñ Ibrahima miy jóg ma jóg moom mooy magi sëñ Abdou Salam ñu bokk lépp di nga am rak mu am ay ambition am ay yéene nga interdit ko ne ko bul def waaye bi sëñ Abdou Salam amee engagement daf ci ànd ak moom gunge ko ba mel ni moom mooy magam moom muy rakam loolu bu ko nit defee di kilifay nit du di ku baax bu jugee da ngay jóg ànd ak moom mii di sëñ Abdou Salam léegi lay seetlu benn geste ci moom sëñ Ibrahima mii mooy magam ñoo bokk ndeeg bay moo ko seetlu wax moom mu ne ma seetlul sëñ Abdou Salam ñiy ziyaare ñëpp bu dee jigéen la bu ko joxee loxo mu bañ ma ne ko politique du yàq jikkoom du yàq juddoom ñaar yi du yàq jikkoy sëñ Abdou Salam as gor la ab jullit la sëtul sëñ Tuubaa la waaye yooyu yëpp li ko dàq li ci dàqati mooy dafa nangoo liggéey kii daa judd rek politique mënu koo may dara dafa judd rek mboolem lu nit ku baax di am mbir juddoo la ko am waaye moom mii moo ma tax a jóg ndax sëñ Ibrahima mii day nit koo xam ne ni mën naa wàcc yàlla ne doomu aadama gënu ko moo tax bi mu jugee ma jóg ndax ni mu tatagale rakkam ànd ak moom gunge ko wéttali ko tey njaboot gi nga xam ne ñoo bokk Serigne Fallou Waraso gi ñëpp kenn ku ci nekk da ngaa ñëw wéttali sëñ Abdou Salam ci bis bi ndax li ko waral mooy ak baaxam ak yéwénal ak mën a yaatalam te ku gis loolu xam ne ku ne jël na fi kàddu waaye bi sëñ Ibra jógee ñëpp xam nañu ne kii kat nit ku baax la te nit ñi ëmbal nañ ko yéene sëñ Seydou looloo tax ñu loolu war naa mën a nekk sëriñ am baayam nga wax léegi muy alhaaji sëriñ Fallou Mbacké Waraso gi loola maa ngi ciy ñëw ci kanam su Cheikh Abdou Salam di dugg si Cheikh Ibrahima Mbacké kaddu gàngoo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu mboolem ku fi teew ma jiital ci nag maire bi nga xam ne moom lañ fekk si fii maire wu Grand Yoff moom lañ fi dalal di gërëm waa Grand Yoff yëpp ndax mënoon nañoo woote kenn du génn xëy na mën nañoo wax ni xëy na yàgguñu fi wala xamewuñu leen fi waaye yàlla dimbal nañu mooy première woote bu wootee ñëpp ñëw nañu wuyu si nañu di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant Serigne Touba mi nga xam ne lépp moom la waaw nit ñi moom boo demee ñu ne Mbàkke rek dèjà am nga 80% li ci def nag sa jukko moo lay mottali nga am lépp kon nag ñu ngi sant yàlla di sant Serigne Touba mi ñuy boole ci boppam ginnaaw loolu ñu ngi sant autorités yi fi nekk jiital ci imam yi ñu ñuy def ñu ñooy jiite ci lépp jiital ci kilifa diine yi fi nekk teg ci responsable politique yi fi nekk responsable politique yi fi teew nag ci Grand Yoff yi lay jiital di suñu waay bi toog kilifa yi di Maître Ousmane Seye ñu ngi koy jiital ci nuyoo yi di ko sant bu baax a baax wax dëgg yàlla keroog ba fii ak Sëñ Abdou Salam demee nee na ko dinaa la jàppale ñun sa kanam ñun sa ginnaaw te ñun nag loolu lañ bëggoon keroog ba nee dama yëpp dinaa ko wóoral moo neem koo xam ne nii yéen a bokk pas-pas ci wàllu politique nga xam ne nii président Macky Sall rek moo leen tax a jóg nga waxtaan ak ñoom xam ne li leen tax a jóg xam nga xëccoo indiwu la fi da ngeen a bokk lu ngeen bëgg muy falaat président Macky Sall premier tour kon nag lan la ñu mën a ànd bu fekkee li ñuy wax dëgg la ñëpp ñu bokk leen luñ bëgg suñu xiiroo ŋaayoo rek am na ñoo bëgg dëgg kon nag ñu ngi jiital ci responsable politique yi fi nekk yëpp di leen sant di leen gërëm bu ñu tuddee Maître Ousmane Seye dana yóbbaale ñëpp ak ay délégation Cheikh Bakhoum Adama Faye ay na miinu ma leen lool waaye ñoom ñëpp wax dëgg yàlla seet nañ leen guddi dem nañ fa waxtaan ak ñoom xëy na jot matiwu ko da kii dafa bari programme yi dafa bari te gis ma ju moom di kenn ci Sëñ Abdou Salam moom xaritam la guddeeg bëccëg mi ngi koy constitué yu bëree bari ginnaaw yàlla ci ñi di gën a constitué jàpp ci lii
moom ñii la ñu fekkoon président Macky Sall yaakaar naa ñu ko jege ñëpp xam nañu ma ci ak moom depuis 2012 maa ngi ko doon jàppale bi mu gënee métti lool yaakaar naa buñ ma gisee ci télé wala ñu dégg ñuy wax xam nañ bu baax a baax ñu ko gën a jege ñu ko gën a bëri ko voilà ñoom ñëpp xam nañ bu baax a baax ginnaaw bi ñu santee autorité politicien yëpp ñu ngi sant sama mbokk yi waa Touba yi nag ñëpp ñëw nañ ñoo wootee ñëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla ñu jot moo bëri waaye ñu fi doon ñëw rek ñoo waa Touba yi xajuñ si ñu leen sant bu baax ndax li gën a neex ci woote say mbokk teew ndax bu ñu wekkoon ne waa Grand Yoff dong ñoom teew waa Touba gi ñu kenn dañu bii gis nga am nay mbokk kon nag ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp ñoom luñu fee France dañ leen ko waxee ñoom ñëpp dugg am ñoo xam ne kenn woowu lañ ci télé bi rek lañ ko dégg kon nag ñi ngi sant bu baax a baax di sant ki nga xam ne nii moom lañ tuddee bis bi muy Amadou Ba kooku moom loolu pour ñu wax ci moom lu bëree bëri yaakaar naa li ñuy wax rek doy na ndax wax dëgg yàlla dañoo jaar fu bëree bëri te moo am yéene ci président Macky Sall yéene jooju ñu ciy jàppale waaw ñun amuñu lenn lu may président Macky Sall kon nag ñi ngi ñaan yàlla li mu bëgg ci 24 février yàlla defal ko muy ndam ci sedd buy fii ci Grand Yoff nag xëy na yàlla def na am na daan am difficulté waaye fas yéene nañu buñ liggéey ci lii ci meeting bi dañuy gën a takk suñu digg fas yéene la fi daan am ñëwaa na fa sa tendance bi fexe ba 24 février moom Grand Yoff moom kenn du leen jiitu loolu moom soobee yàlla fas yéene nañu ko def nañ dugg fépp foo xam ne ñi xëy na xamuñ ko ñu xamal leen ko lim si liggéey ndax lim fi liggéey jot nañu xam ko yaakaar naa mboolem koo xam ne jóge na Touba tey soo leen laajee dañ naan waxtu ak genn wàll la ñuy def ci yoon bi te yaakaar naa bu fekkoon ne yoon bu njëkk la gëw ma ne waa Touba ñu bari danañ si ñëw xëy na jaral na leen ko waaye yoon bi tax nañ ñëw bi dana yoon 1h30 minutes 1h de temps wax dëgg yàlla sant yàlla la moo tax daal ñu ngi koy ñaan yàlla li mu bëgg suñu borom defal ko ak ki nga xam ne nii mooy ministre bi Amadou Ba ñu ngi koy sant bu baax a baax waaw ñu ngi sant ñëpp sant suñu rakk ñu baax yàlla ñaanal yàlla defal ko ñu dam te di ko dénk mboolem ki nekk responsable politique fii ci Grand Yoff ñu la koy dénk ngeen jàppale ko ngeen jàppante ndax ñoo bokk luñu bëgg muy soit président de la République ñun nag danañ ko jàppale bu baax a baax ci saahir ak ci baatin ñi sant mbooloo bi yëpp jërëjëf ki ñuy bëgg jox kàddu gi mooy ki nga xamante ni moo fi représenté le délégué régional de Dakar, le coordonnateur de l'APR des Parcelles Assainies. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en terrain politique, on n'utilise que les jargons politiques. Ci jargon politique yooyu dañ cay taamu li nga xamante ni son excellence le président moo ko jox mu jiite ko foofee au niveau des Parcelles Assainies mu di la coordination de l'APR des Parcelles Assainies jox ko également mu saytu parrainage au niveau de Dakar mu di monsieur Amadou Ba. yoo nga xam ne ci tànkam laa fi ñëwee sama kàddu yi may yëkkati tamit ay kàddoom rek laa fi yëkkati muy le délégué régional monsieur Amadou Ba li nga woote ci mouvement muy mouvement jàmm defe naa keroog bi nga ñëwee ci bureau bi ñu andi parrainage yi mbooloo bu takku ngeen ñëw ci ministère bi di andi parrainage nga andi fa parrainage yoo xam ne ni nga ko tegee ci loxo ministre bi néew na lool koo xam ne ci boppam kese la wéeru andi fa parrainage yu toll noonu ba ngeen fa ñëwee ministre wax na la li ma wax démb nee na ci fan yi ñu jëm benn xew-xew rek moo fi am benn wut rek moo fi am moom mooy ñëpp dañoo jóg di fexe di jéem di pexe le président Macky Sall li mu wut yàlla yombalal ko loolu nee na su ko président bi am ci ànd rek la ko mën a amee ci jàmm njabootam la ko mën a amee moom mooy ñëpp ñi nga xam ne président moo tax ñu jóg war nañoo ànd ci jàmm bokk fu ñu jëm bokk yéene bokk pexe ba yàlla dimbali leen kàttanal leen ba ñu am liñ bëgg moo tax bi Xaadim li ma koy fàttali léegi
ñu ngi wàcc bureau boobu ay 23h passé na bi ma tolloo ba ci corniche bi la ma woowaat fàttali ma ne ma soo demee Grand Yoff xam naa ne sëñ Abdou Salam képp ku fa nekk dem na fa yóbbu na fa carton d'invitation wante na nga fexe ba ku nekk na nga jéem a jokkoo ak moom yëganteeg moom ñu xam ne bu may dugg Grand Yoff dama fay dugg parce que man président daf maa wóolu dénk ma Dakar donc fépp fu mu fay dugg naa yëgal waa ñooñu ne leen maa ngi fay dugg. kon délégué de quartier conseiller économique social et environnemental ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. te maa ngi li ma gën a marqué ci sëñ Abdou Salam moom mooy keroog bi ngeen andee parrainage délégation yu bëri suñu andee parrainage dañuy toog di xaar ministre mais bu ma paree bay laajte ana sëñ bi toog ci sëñ bi ñu ne ma sëñ bi dem te dama doon seet passe bu ñu ko jox mais ba may génn rek fekk na moom mu dem kon nga xam ne sëñ Abdou Salam li ngeen seere dara jaat ak alal taxu koo politique li ko taxaw politique mooy engagement bi nag dafa dëppoo ak li nga xam ne moom le président Macky Sall woote maa ngi koy wax léegi ci détail bi ma jóge le plan Sénégal émergent bi nga xam ne président Macky Sall da koo xalaatal boppam jël doxalin bi dénk ko Amadou Ba ne ko dama bëgg nga doxal mu teg ko ci ñetti xal bu njëkk bi moom mooy soppi pas-pasu doomu aadama yi nekk ci Sénégal li nga xam ne sa maam ak sëriñ yu baax yi nekkoon Sénégal yëpp bu fi ñëwee fekkoon melokaanu société yi fa nekkoon di fi l'islam dugagul ñu xeex ci taxaw ba soppi dëkk yi soppi li seen Moussa Ka di wax naan làmb dëkk bi yëpp foofu daloon ñu ngi mel ni làmbaay ndax foofu bëri seen i maam ñoo ko dindi ci réew saxal nit ñi liggéey saxal leen ci l'islam loolu nag ci loolu nga sax parce que cette transformation structurelle société bi bu ko dëkk bi mën a def moom mooy fexe ba nit ñi tëggu ci liggéey tëggu ci pas-pas tëggu ci li nga xam ne mooy jëmale réew kanam te meeting bi ni ko lalee rek nga xam ne man dama mel ni ci amphithéâtre laa nekk ma ci Mumbai nit ñi ni nga tege organisation bi ba nit ñi toog mel ni ñi ay étudiants nit ñi mën a waxtaan ak ñoom kon loolu dafa bokk ci axe fondamental bi nga xam ne mooy cërlaay yi nga xam ne ci la plan Sénégal émergent taxaw beneen axe bi nga xam ne ci plan bi la bokk moom mooy defar doomu aadama defar leen ci seen xam-xam defar leen ci seen nekkuwaay defar leen ci taxaw bu rafet yi posté fu ba réew mi mën a tegu ci yoon mooy defar jikko yi te loolu tamit yow ci sa bopp ku la xool rek xam ne royukaay bi ku la xool rek xam ne bu Sëriñ Tuubaa defar nga ku la toog rek du la laajte dina xam ne yow ñëpp mënut sa def kon sëñ Abdou Salam li ngay yëngatu mi ngi dugg ci cadre bi nga xam ne moom le président de la république woote muy le plan Sénégal émergent loolu nag sëñ Ibrahima sa mag ñu ci ndax ci Fouta présenté li ma dem woon na benn projet agricole boo xam ne ci benn domaine bi yaatu la ci biir Waalo ci biir Fouta mu wax ma li nga xam ne dialogue social avec les populations def na ko waxtaan ak ñoom ba suuf soosu waa dëkk yooyu yëpp déggoon na nag moom ba peeg ko ba teg ko ci loxo ma ne ko nag li nga xam ne moo ci des muy financement monsieur le président de la république yéen ñëpp dégg ngeen ko mu dem France ànd ak ministre des finances ak gouvernement ñu dem groupe consultatif seen i ñaan ak ñaanu bu baax ñu nekk ci réew mi yëpp fexe nañu ba li ñu jaakaaroon am nañu lu raw suñu def ba mobiliser nañu ressources yoo xam ne su duggee ci réew mi projet yi nga xam ne yëpp suñu nañ ko ci réew mi suñu borom mën na cee def sutura kon sëriñ bi ñu ngi lay wax ngeen teg seen tànk ñu ngi leen di ñaan ci seen mën-mënte yéen a koy def ñi ngeen ñaan ci seen barke te yéen a ngi ci liggéey bi ngeen xam ne yéen a ko sumb ci réew mi ñu ngi leen di ñaan yàlla dooleel leen kattanal leen ba li ngeen yéene président de la république moom mooy réew mi ñu falaat ko yàlla dimbali falaat gi nag wax nañu ko kii jiitu moom mooy nit ñi fal gi yàllaay dogal wante yàlla daf ñoo jox ay sabab yi moom mooy ñu jënd suñu carte yi
dem fu Scat mën a nekk ñu fexe ñu jëli ko li ñu def ci parrainage bi baax na wante nañu taxaw nit ñi nga xam ne jox nañu seen parrainage war ñu seen yéene war ñu seen cofeel ñu topp ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba bu élection yi jotee ku nekk fu nga nekk nga mën a jóg dem voté ci. ay ndaw bu ñu toogee fii daf ñuy fàttali lu bëree bëri li sëñ Saliou defoon ci ndaw yi moom la daal di def ci ndaw yi ba tax na ñu ne ñoom tey fu leen sëñ Abdou Salam woo dañuy daal di ñëw bàyyi lépp lu ñuy def li ni mel nag tax na nee nañu Mbàkke gi dafay daal di jub waaye leneen itam mooy que ni sëñ Abdou Salam bu duggee ci langue politique bi xam nañu dafa bëgg a def la politique autrement def la politique de développement la politique de développement lan moom moo ko indi mooy que ne dafa daal di dugg ci di def action sociale ndax nag loolu la jeunesse bi soxla mu ne dafa fekk si son excellence le président Macky Sall lu mu def mooy que ni 2018 daf ko décréter année sociale mu fekk si ko ci dynamique boobu waa Grand Yoff waa Scat Urbam gis lu muy def ci wàllu social ñu ne ko sëñ bi li ngay def ci wàllu social kon jot na nga daal di dugg ci langue politique bi kon boog ñooñu itam ñoo daal di dajaloo waat ñëw waxtaan si sëñ bi ne leen déedéet man bàyyi leen ma nekk sama waar bi man ñu ñëwaat mu sëñ bi ne leen déedéet xam nga ñett chiffre 3 dafa am un chiffre mystique sëñ bi ñu ñëw 3e fois sëñ bi ne leen ah comme ndaw yi yéen la rek lépp rek ci liggéey bi la ñu daal di koy def nag par force ne ko nag yaay suñu président mouvement saxal jàmm. asalaamaaleykum yéen waa Grand Yoff kenn koy ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant bi ñu jiiteel monsieur le maire bi nga xam ne moom ci commune bi nekk nii di ci teg kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ci teg autorité politique yi fi nekk yëpp di ci teg monsieur le ministre délégation monsieur le ministre Amadou Ba di nga xam ne monsieur Mbow moom moo ko jiite ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di nuyu tamit waa mouvement saxal jàmm bi nga xam ne ñoo ma jiite ma nekk seen président di leen nuyu kenn ko surtout ak sa sant di leen masawu coono di leen xamal ne wax dëgg yàlla liggéey bi métti woon na lool mais nag bu leen gisee lu mel nii dëgg yàlla temps bi moo gàtt lool ndax lii fukki fan ak juróom lañ ko préparé xam nga ne nga préparé ko ci fukki fan ak juróom mu mel nii ah wax dëgg yàlla ak sant la waaw ginnaaw loolu tamit ñi ngi nuyu monsieur le ministre Amadou Ba di nga sant bu baax a baax a baax te di nga xamal ak ñàkk jotam xam nañ ko bu baax a baax a baax mais nag bu fi yëbaltoon kenn sax jàpp nañ ndax wax dëgg yàlla dafa nekkoon ak suñu waajur démb tey soo ko ñëw ba tax na ñun duñu ay politiciens dañoo nekkoon ay opérateur économique bi ñu demee ba nga xam ne war nañoo dugg ci langue politique bi pour jàppale président Macky Sall ci 24 février 2019 ñu ne kat fenn rek lañ ko mën a jaaree ci monsieur ministre Amadou Ba ndax wax dëgg yàlla yàgg naa suñu waajur te it nit ku ne teraanga rek teraanga ñu koy fay loolu moo tax wax dëgg yàlla ñu ñu engagé wu ah fas yéene jàppale monsieur le président jaaree ci ginnaaw monsieur le ministre Amadou Ba ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a yàlla ñu ngi nuyu tamit suñu mbokk yi sëriñ si nga xam ne ñoo fi teew di waa Touba yëpp di leen nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant ak waa Wuro Sogi ak mboolem ñi jóge ñi ñëw ñëpp ñu ngi leen nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant wax dëgg yàlla lii li ma wax rek maanaam dafa nekk loo xam ne wàccaay bi yàggul bu fekkoon wàccaay bi yàgg na kon fii kenn du fi xaj wax ji daal li ngay gàttal tënk bu gàtt moom suñu yéene mooy ñu jàppale président Macky Sall ñu faluwaat le premier tour le 24 février 2019 incha allah rabbi te Amadou Ba dinañ ci dox dinañ ci wax lépp luñ ci mën rek ci saa ak ci bàttin dinañ ko def muy Grand Yoff muy Touba ndax Touba bu fekkee Touba la wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañoo war a ànd ak président Macky Sall lan moo tax autoroute la Touba bi doy na sëkk pour man autoroute la Touba bi doy na sëkk ndax boo mos a jógee Touba boo mos a jógee Dakar dem Touba dafa am 80 ans am na sama benn bu fi jógee léegi 5 heures 1h30 minutes la daw fii ak Touba boobu ma daal sax ba màggal Touba accident yi nga xam ne da ngaa wàññi wax dëgg yàlla loolu ak cant la kon monsieur le président kon ñu ngi lay gërëm di la sant dana xam ne dana la sa xel incha allah rabbi di nga faluwaat 2019 incha allah rabbi kenn dinañ ci dox dina dox. boo neexee boo liggéey
dinañ ci dox dinañ ci wax incha allah rabbi tey nag nekk ci ginnaaw Amadou Ba ndax suñu mag la suñu kilifa la suñu lépp la wax dëgg yàlla mi ngi ñuy jàppale ci luñ man ñun tamit fu ñu toll dañ dëgg ñaanal ndax ñun tamit wax dëgg yàlla li ñu liggéey nag waaye nag ñaan lañ faaxoo kon nag ñu ngi koy sant moom bu baax a baax di nga gërëm di nga wax ñun nag di nga sant di nga gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh